suba ba ngay tëdd la ngay jonkonteel am na ci lu normalul mais dañ koy jubbanti mais munoo wax ne da ngaa war a toog affaire bi yëpp sotteendoo non lan moo tax nit di jëndi caabi di defar ay buntu weñ di tëj këram di tëj mais parce que am na ay samba boo yoo xam ne boo ubbee sa kër ñu ñëw dugg fa sàcc ko dem waaw mais jafe-jafe bi buñ koy wax mooy avant ñuy wax naan dañuy voté baisse prix du loyer nga xam ne seen ñëpp ko salué woon boobu xëy na amoon na benn stabilité bu ci amoon boo xam ne seen ni coow li bëriwul wax ci bëriwul nit ñi xëccoo amul génnal ak dugal amul waaye biñ ne voté nañ ko ñu bëri doon fay ay 100 000 150 000 dañu gis ne am na lu ci wàññeeku waaye nistut ñu gis seen diggante ak bailleurs yi commencé am ay problème yu dul jeex ba génnal gi ëpp ndax damay defaraat sama kër waaye defarul wala damay defaraat mu def benn retouche peinture woo ñeneen dugal leen fi ñii tamit xëy na jàpp nañ ni bees bi dañ ko war a appliquer par force ndax fekk na leen fi borom kër gi bañ waaw xam nga yoon moo tëral lépp soo ne da ngay appliquer borom kër gi bañ nga dem ci yoon comme yoon moo ne lii la ah dëkk kat ci yoon lay dox loi la du sax décret loi la loi maanaam loo xam ne assemblée nationale ñoo ko voté te ba ko assemblée nationale di voté amul benn opposant wala benn ku bokk ci nguur gi ku yëkkati loo xam ne d'accord ma unanimité lañ ko voté loi boobu lu tax nga ne waa ji ne ma du ma ko appliqué nga toog est-ce que xam nga ne am na ñoo xam ne bi ñu wàññee location bi ñu doon fay 100 000 war a fay donc léegi 71 000 ñu wàññil leen 29 000 xam nga lu ñu wax seen bailleur non wàññil 5 000 rek garaawul ndax xam nañu coût bi c'est abordable li ñuy fay c'est abordable par rapport ak déedéet du affaire abordable da xam nga fu ñu ko jaaree ñoom jàpp nañ ne suñu waxee waa ji wàññil 5 000 mu bañ a wàññi 29 000 mooy ne ñun kat appliqué wuñ la loi bi su ko defee ëllëg ak si biir bu fekkee fayu waa ji du leen génnee pour mu am sac xam nga yow ñun ñu xeex ba amal la 29 000 francs yow nga ne non 5 000 xam nga tamit sénégalais moo jafee dimbale quoi comprendre nga lu ne lañ daj pour location bi loyer boobu loi bi génn man am naa kër da ngaa foog dama ko def pour man defuma ko pour man dama ko def parce que xam naa ne am na benn étude bu agence nationale de la statistique defoon ci kër gi ndax bu dee waa ji mi ngi lay fay normalement pour nga mun koo génne il faut que ngeen nekk période triennale maanaam koo xam ne dafa dugg 2010 2013 lay am 3 ans 6 mois avant anniversaire u 2013 ci ngay am droit jox ko li nga xam ne moom la ñuy wax préavis ne ko bu anniversaire bi jotee damay jëlaat kër gi mais ci kaw lii yoon daf ne mu nekk ne yow yaa fay dëkk wala sa doom wala sa doomu soxna wala sa wayjur yow wala sa wayjur ba parent proche déedéet ñi may lim rek la sa doom yow sa papa sa yaay wala sa soxna doomam par exemple nga takk jigéen bu am doom yi dellu si wala kak yoo xam ne yaa ngi moom a am doom papaam ak yaayam yow munoo génnee nit pour dugal koo bokkal ndey ak baay sa frère jumeau boog sax munoo génnee nit pour dugal ko bopp comprendre nga li ma la compliqué na kon loolu compliqué na benn soo ne diw mii laay dugal da ngay joxe nu mu tudd fu mu dëkk date et lieu de naissance naam dama bëgg nga génn lii mooy raison yi waaw diw mii maa ko jur wala diw mii sama soxnaa ko jur bulletin bi lii la wax man maa kii nangam expliqué kooku mooy benn deuxièmement beneen bi mooy bu fekkee da nga ko bëgg a génnee ngir parce que kër gi da nga ko bëgg a defaraat benn rek la yoon nangu mooy nga rajaxe kër gi tabaxaat ko démolition reconstruction damay karo damay defaraat lii munoo cee génne ni yoon daf ne démolition reconstruction ba pare mu teg ci ne bu dee loolu la bu dee da nga ne da nga bëgg a génnee nit ki pour kër gi da nga koy defaraat démolition reconstruction il faut nga joxe architecte bi kan la su dee defoo ko ak architecte nga joxe entrepreneur bi kan la joxe turam joxe adresse am te moment bi ñuy tabax ci defaraat kër gi kenn amul droit dëkk fa ku dul gardien
te bu kër ga pare moom ma fa dëkkoon mooy prioritaire su dee da nga koy loué. moom nga war a njëkk a contacté waat ba pare. c'est ça su fekkee bëggul wala am na feneen. voilà nga soog mu ne la voilà. beneen bi mooy bu fekkee nag léegi génnee nga waa ji ne sa doom ngay dugal wala yow yaa fay dëkk nga génnee ko dugal sa doom su fa dëkkee moins de 2 ans génn di nga remboursé waa ji 2,4 millions francs CFA bu doon 100 000 la doon fay maanaam 24 mois de loyer. maanaam ki nga génnee. ki nga génnee nga ne yow yaa fay dëkk nga dëkk ci kër gi 6 mois wala 1 an wala 1 an et demi nga génn su la toppee da nga koy remboursé 2,4 millions bu dee 100 000 nga doon fay maanaam 24 mois de loyer. pénalité. parce que amoo droit génnee ko ci noonu. waxatuma la nag ne dama ko génnee ñëw luye keneen. waa ji toog di la seetaan non loolu yoon mayewu ko. beneen bi ci nekk tam mooy ne nit ki mënoo koo génnee ci benn wax nii may naa la délai na nga génn amut. mënoo ko wax ne ko bind naa la lettre bi accusé de réception génnal amut yoon nangu ko yoon lim nangu mooy nga jaarale ko par voie d'huissier. maanaam huissier bi mooy ñëw indi feuille bi ñu bind expliquer yëpp dans le détail wane ne respecté ne tëralin yi nekk ci code bi pour que mu mun laa jox congé te bu ñu la joxee congé am nga droit contester ko bu ñu demee juge bi xool est-ce que congé bi jaar na yoon wala jaarul yoon. waaw yoon sax may na la yow mi nga xam ne yaay locataire nga dëkk ci kër ba mu neex la rek nga ne ah man daal waa ji mi ngi may loué 150 000 mais yaakaar naa ne lii dafa seer. nga dem seeti juge bi day jël benn expert immobilier ne ko calculer ma kër gi mu calculer ne kii kat 100 000 la war a fay waa ji da lay rembourser 50 000 yëm jëloon ci yow yëpp te il risque la prison parce que dafa am benn loi boo xam ne Abdou Diouf moo ko jëloon buy wax ne hausse illicite des loyers maanaam nga jël prix loyer teg ko fu gën a kawee fi nga xam ne moom la yoon may. c'est passible d'une peine d'amende et de prison. d'accord mais suñu xamee ni Sénégal jafe-jafe bi ñu am mooy li ëpp ci askan bi contrat bu normal boo xam ne si ni c'est bien écrit noir sur blanc terme yi nga xam ne moom la ñu war a clause yi ci nekk yëpp mu nekk lu ñu war a respecter bailleur bi comme locataire bi ñu mën ko xam dem devant un huissier signer ko amul xamuñu ko. non waruñ ko signer sax devant huissier. yoon
parfois dañuy utiliser comme quoi que ne ñëw leen nga nekk intermédiaire diggante borom kër gi ak ñoom woo leen fekk leen présenter leen ni kii mooy entrepreneur dafa war a ñëw pour commencer des travaux le plus rapidement possible. Parfois ngeen nekk victime ci monsieur boo xam ne seen voilà là aussi ça arrive parfois parce que am na ay clients day ñëw naan ñu dañu am benn bâtiment par exemple locataire ñu ngi foofu noonu dañu bëgg locataire génn def nañ tous les moyens gars yi dañoo bañ a génn léegi seen seul recours mooy dañ leen defal ay genre ay plan ay devis de trucs comme ça ñu defal fekk ñoom ñun xamuñu woon locataire dañoo bañ a génn xamuñu ci dara day ñëw rek interpellé ñu defaat ñu lii nekk lii bâtiment dama ko bëgg a modifier defaat beneen plan de modification su defee plan de modification bu defal leen seen devis bu déposer am autorisation de construire tout à ce moment nga gis ñu génne locataires yi pour ñu tabax am nañ ñu def pour contrôler système bi suñu leen génnee ba pare nag nga gis au lieu ñu démolir bâtiment bi ñoom dañuy naan kon dañuy renoncer ci projet bi parce que gars yi génn nañ ba pare waaw yaa ngi gis bu boobaa amul benn recours bu ñu mën a am fenn waaw parce que li ñu bëggoon am nañ ko lu ñu bëggoon am nañ ko d'accord mais tey nan lañ mën a def ba génn ci situation bi nga xam ne si moom la ñuy dund chaque jour location ba kañ xam nañu promoteur immobilier waaye tamit am nga ci leneen loo yëngatu moom mooy innovation boo xam da nga ko indi ci wàllu li nga xam ne si moom moo di construction possibilité yoo xam ne si nit ki mën na am kër te fekk na du ko jënd waaye sous forme de location vente yooyu naka la demee yooyu bon loolu système bu bees la man maa ko indi fii actuellement ni Sénégal dama xool fii nii nit ñi ñu ngi sonn ci location nga gis nit ko dëkk ci location pendant 20 ans 30 ans 50 ans c'est énorme pour nekk ci location ak yooyu yëpp léegi ñun innovation bu ñu def mooy mën nga ñëw tabaxal la sa kër gi tabax ko nga dëkk si di fay location mais juste sur un certain nombre d'années kër gi yow yaa koy moomat mais bu boobaa tax nit ki mën naa dëkk ci kër gi di fay wala dafay am ay niveau yu bari yoo xam ne dina ko mën a permettre moom bu génnee ci poosam dara locataire bi ñooy fay c'est-à-dire mën na bañ a dëkk ci kër gi mën na fa dugal ay locataire léegi locataire en fonction de lu ñuy fay moom ci lay jël tamit di fay entreprise bi boobaa yéen a nekk promoteur yi en même temps nekk bailleur bi di encaisser chaque fin de mois ñu encaisser locataires yi suivant parce que suñu la waxee 3 ans 5 ans 10 ans ça dépend valeur kii bi na moo toll mais bu boobaa moom ci diggante boobu muy xool xaalis bi di jàll di ko romb moom lan la ci gagné ndax duñ ko sóoraale moom rek am na benn pourcentage bu koy jox comme par suñu joxee kër gi nii R+1 bi nii par exemple locataire nekk si wala moom su ci bëggee dëkk tamit mën na ci décret société bi loué étage bi wala su bëggul dëkk foofu tamit mën na dëkk feneen loué kër gi yëpp mais tout le temps su gars yi suñu fayee location bi moom day am benn pourcentage buy dem ci moom am na benn pourcentage bi am na ci ñun lay dugg Momar tax loolu toll nañ foofu ci Sénégal foo xam ne si les entreprises ñu ne ko léegi yow fay nga ba li nga xam ne moom lañ doon jaayee kër gi génn na léegi nag carrière mun nga ne bon man kër gi comme man maa ko jënd di ko fay en location vente mun naa ko louer supposons moom muy rembourser 100 000 ñu koy fay 100 000 muy fay su fekkee ne li mu koy louer parce que en fait yoon tam dafay tere nga jël dara en location vente à 100 000 ba pare di ko fay ko plus de 100 000 yoon day tere loolu donc ce qui fait que yow dans tous les cas maximum mënoo ko louer sax 100 000 normalement. dafa war a moins de ça waaw parce que sinon tout le monde exploitation lay doon voilà donc loolu c'est une bonne chose ko fekkee ne nit ki mun na ne man bëgg naa kër mais peut-être aw moom moyen construire mun naa jënd kër
500 000 logements sociaux mooy logement yoo xam ne njëg gi day yomb su njëg gi yombee ñenn ñi digg doomu ñi nga xam ne mënuñu woon a jot ci logement normal mun a jot ci yooyu parce que logement la yoo xam ne presque dañu ko xaw a subventionné yenn taxes yi ñu def sur le ciment. kon loolu mun na dimbale aussi ñi jotuloon ñi nga xam ne pour ñu jot ci kër day jafe ñu xaw cee jot. donc dina yokk mais pour que ñëpp am kër ça va être très difficile. mais bu boobaa tamit leneen beneen problème bi mooy ñi xas am xaalis rek ñu ci bénéficier parce que am na ci ñoo xam ne seen xëy na seen doole seen loxo jotul seen ginnaaw 100 000 la ñuy am wala 30 000 wala yàlla xam wala sax dañu yor petit commerce boo xam ne mënu leen permettre ñu am kër am koo xam ne seen moom après di ci def spéculation amatul njëriñ parce que finalement la nga xam ne moom nga utoon dootoo ko am kon état moo war a xool bu baax li nga xam ne moom la ko yoon may muy surveiller affaire yi moom moo initier projet bi mu ne kenn amul droit am ci kër yi bu fekkee am nga kër déjà nga xam ne ñi amul ñoom léegi donc day am critères yu $300 000 par mois combien d'années nga économiser pour am valeur boo xamante ni dina la mën a permettre nga tabax kër gi te soo nekkee ci location tamit ngay fay par exemple 150 000 par mois pendant des années et des années mun nga fa nekk doo génn wala nga génn ci kër gi dem lu waat ci beneen kër kon ñun avec suñu système bi comme par exemple yow nga am sa terrain yaa ngi am sa salaire par exemple 300 000 400 000 par mois on sait pas mun nañ tabax kër gi ba pare yow nga ñëw dëkk léegi yow 150 000 yi nga doon fay ci location beneen kër nga koy fay damay joxe caution wala dafay naka lay demee voilà comme suñu la defaree plan bi bu pare nga xool pour de neex na la ñu defal la devis bi mu neex la day joxe benn caution de 30% ci montant bi 30% rek voilà 30% rek ngay joxe ñun ñu tabax ko mu jeex après nga dëkk di continuer di fay mensuellement ay mensualité ay 100 000 francs 150 000 ça dépend sa kii bi nu mu toll après ngay fay pendant par exemple 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans yaa xam comme ça bu paiement bi yëpp jeex sa paiement bi jeexee ñu ne la ok léegi maintenant sa kër baa ngi nii 30% yi moom mooy tabax kër gi wala yow yaay ciy def sa xaalis wala la 30% yi yooyu juste pour caution la mais ñun ñoo ci yokk suñu xaalis parce que 30% yi kese mënul tabax kër gi yow yaay déposé 30% yi ñun ak suñu financement ak suñu partenaire banque yi ñu tabax kër gi mu yegg su yegg yow nga dugg ngay fay maintenant sa location comme location vente yow yaa ngi fay dans sa kër nga ne mais locataire nga nekk mais locataire nga sur un certain nombre d'années pour que nga mën a xam ne kat yow 30% da nga ko war a compléter les 70% qui reste voilà 70% yi moom nga war a fay en location pendant le nombre d'années qui convient après mu jeex waaw su jeexee ñu ne la sa kër léegi yow yaa mu ngi nii yow yaa ko moom mais léegi ci ñi nga xam ne si ne ñoom xëy na ñoom amuñu dara amuñu kër amuñu dara mais bëgg nañ bénéficier ci yenn projet ñoom naka lañ mën def amuñu suuf su fekkee ñu xamante ne amuñu ay terrain bon ñooñu noonu parce que ñun d'habitude suñu projet yëpp c'est des gens yoo xamante ne ñu ngi amee seen terrain ba pare ñu ci gën a bëri il faut ñu am seen terrain ba pare parce que bëgguñu dugg ci problème affaire terrain yi fii Sénégal fi affaire terrain dafa bëri ba ay problème donc dañu bëgg indi sa kayitu terrain bu leer mu wóor nañu ko yow terrain bi yow yaa ko moom c'est à votre nom après ñu signé ay contrat yu leer xamante ne y aura aucun souci après dans l'avenir ndax mës ngeen a seeti waa HLM wala yeneen
kii yi fi nekk di liggéey ci loolu ngeen waxtaan ci ak ñoom ba xool ñoom seen appréciation la ak aussi ndax amul ay problème yu mën a am dans l'avenir entre clients yi ak yéen wala ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñu ngi seen ginnaaw. non ay ñoom HLM ñun mosuñu fa dem di leen contacter ci affaire yooyu mosuñu waxtaan ci loolu noonu. mais y a des gens nga xamante ne ñu ngi ñu contacter souvent dañu laaj affaire naka lay demee et tout ñu leen expliquer. te yéen a ngi def ay réalisations ñu ngi def ay réalisation yu bëri yow gis nga ci dara. am na ànd nañ ci chantier yi ci terrain yi gis nga ci lu bëri ci lu ñu defar ba pare. voilà. d'accord Momar ndax xel mën naa dal fi mu toll nii bu ñu gisee ni fi mu toll nii dafa mel ni li ñu doon wax exode rural waaye léegi surpopulation dafa am Dakar. nga xam ne si ne nii moom kenn mënatul xam lii lan la. nit ñi ndax lekk lu ñeen teg lu ne ñu nangu ko parce que àgg nañ foo xam ne si ni mënatuñ jellu ginnaaw tellement que demande bi dafa am doole ba prix boo laaj rek ñu fay la. waaw xam nga demande bi dafa am doole. mais c'est vrai exode rural am na mais dafa am benn demande solvable. boo xam ne moo yàq affaire bi. xam nga pays yi ñuy wër yëpp dañoo amoon ay jafe-jafe. bañ amee jafe-jafe yenn sociétés yi ñëw fii yenn organismes internationaux yi ñëw fii ñi am doole ci dëkk yooyu rawale seen njaboot andi leen fii et cetera et cetera te ñooñu demande solvable la maanaam am nañ koom. su ko defee léegi yow suñ ñëwee foo xam ne 100 000 francs lay doon fay ñu proposer leen lu ëpp 100 000 ñu nangu. xam nga kon prix bi dafay changer. te li nga xam ne moom mooy li indi jafe-jafe yu mag yëpp mooy ne sénégalais yu bari dañ bëgg def affaire promotion immobilière maanaam affaire location yooyu. ci noo xam ne dañ bëgg xaalis bi gaaw dugg tout de suite. su ko defee ñoom dañuy xool le maximum bi nga xam ne jàpp nañ ne buñ ko laajee gars yi dinañ fay. suñ ñëwee duñ xool li leen yoon may parce que yoon dafa wax ne balaa ngaa fixer prix du loyer da ngay def li ñuy wax surface corrigée. surface corrigée bi boo ko defee mu ne la 100 000 nga war a fay 100 waroo koo romb mun ngaa def nag 100 000 lañ nga war a laaj mun ngaa laaj 80 000. mun ngaa laaj 90 000 mais munoo romb 100 000. léegi nag loolu duñ ko def. da ngay ñëw ci quartier nga ne ah gars yi fii ñaata la ñuy luyee ñu ne la fii kay ay 2 chambres salon kay ay 100 000 lañ koy luyee nga ne ah bon ñu ne ah waaye fekk na xaj na li yoon waxoon foofu xaj na 70 000 la. comprendre wala xaj na sax 60 000 la exemple quoi laay joxe. léegi su ko defee yow nga ne ah fii gars yi 100 000 la ñuy luyee mais man kon danaa luyee 90 000 danaa luyee 90 000 foog nga ne wàññi nga. te yaa ngi rey. puisque loo xam ne peut-être 60 000 70 000 nga waroon a laaj ngay laaj 90 000 te jàpp ne da ngaa wàññi yaa ngi rey. moo tax il faut que ñu koy defee ci li nga xam ne moom la yoon wax muy surface corrigée ndax surface corrigée boobu soo ko defee yow borom kër gi doo loru te doo lor ki nga xam ne mooy way locataire bi. ndax surface corrigée dafay calculer lépp loo fa def comme investissement pour que ñu ne kon kër gii nga xam ne yaa ci def investissement bii. temps nga ko war a loué. alors loolu mooy problème bi nga xam ne mooy problème de base bi te d'ailleurs sax ci affaire location dañu wax ne su la waa ji loué kër première chose bi muy def mooy daf laa war a jox li nga xamante ne bi moom mooy papier surface corrigée bi wane ci lan la nekk. loolu du toujours lay am. du toujours lay am waaye tamit parfois li ci doy waar moom mooy. am na site yoo xam ne si ne ni tey ji lu mel ni Guédiawaye wartu mën a yem ak Almadies wala Sicap wala feneen. ay njëg mais tey ji boo demee Guédiawaye wala nga dem Mbao daanaka mook nga dem Almadies benn njëg dafay fekk. et pourtant confort bi du demee noonu. waaw parce que xam nga surface corrigée bi toujours parce que état dafay tëddee njaaxaanaay lim njëkk a def mooy dafa wax terrain bu ne. quartier ba mu nekk ñaata la war a jar le mètre carré. bind ko ñu def barème des terrains nus. ñu ne aussi tabax bu ne. nii leen jàpp ne moom mooy coût bi nga xam ne moom la war a doon. du mètre carré bâti. ñu ne moo xam ci Dakar moo xam ci région yi dëkk bu ne moo xam quartier bi bu ne ñaata la war a jar. mooy benn. beneen bi ñu ne kër goo xam ne 3 chambres salon la exemple dëruñ ko cour bi dëruñ ko. si biir dañ koo dër amul karo mënul bokk prix. ak bi nga xam ne dañ koo dër même buñ tolloo dimension exacte kër gi nga xam ne niñ ko tabaxee lumière bi day dugg ngelaw di dugg munta bokk prix ak même kër boo xam ne ngelaw li du dugg lumière bi du dugg ñu ne itam kër goo xam ne niñ ko tabaxee soo ubbee palanteer yi beneen kër beneen mur ngay gis
ak boo xam ne boo ko ubbee gis lu rafet moo xam géej moo xam waa panorama bu rafet duñ bokk prix kër goo xam ne bu màgget la ak kër goo xam ne bu bees la duñ bokk prix kër goo xam ne am na chauffe-eau ak kër goo xam ne amul chauffe-eau du bokk prix kër goo xam ne ay chaise anglaise moo fa nekk ak kër yoo xam ne chaise turque la chaise anglaise bu nekk dafa am nañu koy calculer donc lépp loo xam ne kër goo xam ne carreaux yi marbre la ak yoo xam ne carreaux yi grès la wala yoo xam ne carreaux yi granit la munuñ bokk prix donc lépp loo xam ne ki nga xam ne mooy borom kër gi def na ko comme investissement ci biir kër googu dañ koy jël en compte kon loolu mooy base parce que damay dégg ñu bari naan waaw yéen bi ngeen di def loi bi sur la location da ngeen waroon def quartier bi géey nangam quartier bi nangam loolu am na loolu am na ba pare. loolu am na ba pare mais loolu sax moo romb ñoom li ñu wax mais est-ce que du différence bi li koy différencier du li nga détaillé léegi-léegi mën naa dem Guédiawaye dëkk fa mais ma dépassé sama benn R+1 plus de 100 et quelques millions def fa li ma soxla lépp exactement chaise anglaise turque yeeg lépp li nga xam ne si ni moom moo di climatiseur lépp ak ki nga xam ne dafa dëkk Almadies defar benn villa moyenne peut-être mën nañ tolloo prix parce que en fait équipement yi day jouer yaatuwaay bi day jouer niñ configuré kër gi day jouer lépp loo xam ne def nga ko ci kër gi lu jëm ci équipement yi day jouer donc ñaari kër mun nañ taqaloo nii bii jubloo ak géej gi bii wan ginnaaw géej gi ñu tolloo même plan bii jàkkaarloo géej gi mooy gën a seer parce que le fait mu jàkkaarloo géej gi am ay ouverture dañ koy calculer waale ci prix bi donc pour dire que romb nañ ay affaire Almadies wala nangam non romb nañ loolu maanaam li nit ñi di wax naan da ngaa war a wax ne way Guédiawaye 3 chambres salon temps la loolu romb nañ foofu li ñuy def moo gën a encore précis kon loolu jël na en compte lépp loo xam ni waa ji nga xam ne moom mooy borom kër gi def na ko comme investissement pour bañ mu loru kon prix bu génnee rek waa ji nga xam ne moom mooy borom kër gi mënatul wax ne mënatul wax dara d'accord ci contentieux yi laa bëgg a ñëw contentieux yi nga xam dafay am ci ñaari wàll yëpp moo xam yéen bi ngeen di def wala bi Momar di wax contentieux boo xam nit ki dëkk na ci kër waxanteeg borom ni ko location vente laa lay defal wala moo xam locataire la boo xam da doon liggéey dem ba ci yàgg liggéeyatul waaye muñalante foog mu am mu commencé dabal muñal ma weer bi muñal ma weer bee aw ma salaire aw ma xaalis wala kat li ma yaakaaroon wala sama doom dafa feebar bu ngeen àggee foofu naka lay demee. bon ci yooyu noonu yooyu parfois ça arrive. dafay am nit ki mën nga liggéey te am sa salaire. mais yenn instant comme xam nga Sénégal fii tout le monde a des problèmes parfois. sa salaire tardé ñëw wala nga am retard de salaire 2 mois 3 mois amoo ko salaire bi xam nga doo mën a fay donc ñun tamit dañuy comprendre loolu. mën nañu muñ nag 1 mois 2 mois 3 mois jusqu'à 6 mois. mën nañ la muñal di xool naka la situation di évoluer suñu gisoo ne que fii dina am benn évolution amul problème on gère su fekkee nag ñu xam ne là que ça va plus à ce moment nag ñu ñëw woo la ñu toog xool solution beneen solution pour solution voilà mais solution bi en général du jël àgg ci yoon wala toujours dañ koy régler à l'amiable d'abord suñu defee à l'amiable pendant certains nombre de mois affaire bi sottiwul à ce moment ñu génnee kayit yi yëpp teg xool lu ci loi bi wax tamit ñu appliqué ko boobaa dañuy dem devant notaire devant le procureur wala fan dañuy dem devant day am notaire d'abord notaire bi parce que suñuy def signer contrat yi d'abord tout le temps dañuy signer contrat yi devant les huissiers et les notaires donc ñoom ñooy lañu njëkk a toog ak d'abord xool ñoom lañ ci wax après ñu appliqué ko si ça va pas ñu mën a dem feneen ak feneen encore kon nit mën naa indi projet ñoo xam ne kii kat revenu permettre ko mu mën a respecter li nga xam ne moom moo di engagement yi mu war a jël parce que tout le temps d'abord avant ñu signer contrat avec yow il faut ñu xam d'abord sa source de revenu bi d'abord sa revenu sa bulletin de salaire yi sa salaire bi ñaata la toll parce que yow doo am benn salaire de 150 000 ñu lay defal benn kër boo xamante da nga fa war a fay 300 000 par mois c'est pas possible donc dañuy xool en fonction de sa revenu nu mu toll ñu defal kii mais su fekkee site bi mu nekk baax na site boo xam ne seen peut-être mi ngi nekk plateau wala yu mel noonu mais borom liggéeyul waaye am na titre foncier Momar nga xam ne si mën nga ko tabaxal L+4 L+3 li ci des lépp mu def ko location wala yu mel noonu peut-être yooyu noonu parfois ça arrive aussi parce que dal na ma benn kii bu nekk face fii nii léegi xam nañ ñoom amuñu moyen n'ont pas les moyens pour payer dañ doon liggéeyatuñu mais lu ñu proposé mooy comme ñoon dañoo tabax R+1 bi ñu ngi si dëkk léegi mais mënatuñu fay comme mënatuñu fay
dañoo def benn genre comme vente. D'accord. léegi dañoo tabaxal yeneen étage ci kaw mais étage yu nekk ci kaw à partir de 2e 3e 4e étage ñun ñoo ko moom. foofu ñu def ko location di récupérer suñu xaalis. moom tamit loolu mu ngi ci gisaale boppam dootul fayati. dootul fayati. ngeen fayee ko waa li nekk ci kaw. voilà nekk ci kaw. mais ndax système boobu bu ñu ko appliqué dina permettre ñi nga xam ne si tamit dañoo nekkoon ci miraas. parce que léegi ku nekk xam ne ne Sénégal da nga gis famille ci biir famille famille ci biir famille. famille yu duggante ndax ñooñu mën nañoo bénéficier wu ci yenn projet yi ba du ñu dem en location. parce que yenn pour projet yooyu noonu il faut tout le temps mu nekk benn individu ko xamante ne ñu nag yow la directement mais su nekk affaire de famille nit ñi dañuy bëri histoire dañuy bëri problème day bëri à ce moment on n'engage pas il faut mu nekk seulement la personne nga xamante ne même su fekkee famille sax na kenn nekk responsable nga xamante ne moom mooy responsable moom la ñu signé contrat kon moom mooy gérer lépp. mais ndax dina wóor parce que tamit kooku bu defee engagement bi ñu dem ci yoon parce que xam nañ ni fi mu toll nii certificat d'hérédité bu boobaa day laaj ñu def ko ci turu kenn. kooku ndax bu ëllëgee du ne man sama kër la man maa jëloon engagement maa ko moom. moo tax genre yooyu tout le temps s'il s'agit d'une famille entière xamante ne ay des frères et des sœurs ñoo bokk affaire bi nii tout le temps dañu si tugg ñun dañuy préférer nit ki individuellement xam ne yow yaa ko moom terrain bi yow yaa ko moom sa tour moo ci nekk boobu la ñuy jël. d'accord 88 628 15 14 bu fekkee ne si ne téléspectateurs yi seetaan bëgg nañ bokk ci waxtaan bi ci li ñuy waxtaanee rek mu nekk le calvaire des locataires ñu mën a indi seen xalaat waaye tamit li nga xam dund nañ ko ci wala yëg nañ ko ci wala tamit am nañ ci ay laaj rek ci sunu ñaari invités yi moom moo xam nga xam moom moo di président Mamadou Daw nekk président ASCOSEN waaye tamit ci beneen wàll bi tamit nga xam ne rek moom moo di Mamadou Konté nekk directeur Covelix Afrique waaye tamit nekk promoteur immobilier 88 628 15 14 moo leen di boole ci waxtaan bi incha allah président tey fii ñu toll nii contentieux yi nekk ci table procureur bari na boo demee dañuy wax ne jafe-jafe yi ëpp bu passé cas de divorce yi su fekkee ne locataires yi duñ fay ñaari problème yooyu moo ci nekk locataires yu bëggee lakkal witti ñi nga xam ne ñooy seen i bailleurs yu bëggee lakkal seen i locataire ak locataires yoo xam ne dañoo am jafe-jafe pour fay ñaari yooyu mooy indi problème locataire bi fayul waa ji yóbbu ko tribunal pour mu génne ko locataire baa ngi fay normal ki nga xam ne mooy bailleur bi bëggee ba di jéem a seet nu mu laaxee pour wër loi bi pour gën a am xaalis soit mu naan day génne waa ji wala da koy jox ay sommation wala ay voilà loolu daal mooy ñaari affaire yi kon nit ñi ci boppam ñoo war a góorgóorlu ndax ki nga xam ne jiital na yàlla kooku neex naa defal ki jiital alal nag neexu la defal parce que moom alal rek lay gis même jaral na ko mu teggi yoon pour def affaire alal ndax bëggee moo tax man maa ngi woo bailleurs yi ñu bàyyi loolu maa ngi woo locataires yi tamit ñi ci am xaalis normal ñuy fay location parce que tam boo jëlee engagement ne da ngay fay waa ji ñàkk am possibilité rek moo war a tax nga bañ koo fay mais munoo nekk locataire ba pare am possibilité fay ba pare di doo dàqee loolu tamit dafay bari de waaw tey surtout prétexte bi moom mooy bu tabaski jotee voilà wala ouverture waaw parce que am na ñoo xam ne ñoom dañoo am jafe-jafe wax dëgg yàlla ñooñu dañoo am jafe-jafe amuñ moyen pour fay mais am na ñoo xam ne ñoom dañoo dëng seen dëng rek waaw ñoom dañoo dëng seen dëng rek da ngay gis tey tey am nañ problème boo xam ne si moo gën a sérieux jëm ci problème boo xam ne si diggante borom kër gi la ak agence immobilier yi nga xam ne si agence immobilier yi nga xam ne si parfois day doy war trop ci seen diggante le 5 nga may fay ñuy fayeeku le 10 le 10 nga may fay ñu ne borom kër gi fayul wala waa ji fayul mujj gi mu nekk pëcc xoo goo xam ne kenn dootul xam effectivement foofu dafa am ay problème yu bari ñu bëgg gis nga bari na ci jafe-jafe yu am tey jii ci affaire location courtier moo ko indi ak agence immobilière ñoo xam ne xamuñ li yoon wax daf ci bari ñu xamul li yoon wax ba pare dugg ci métier bi te métier bi avant ñuy def libéralisation dañu waxoon ne pour nga mën a nekk agence immobilière war ngaa am li nga xam ne moom mooy maîtrise en droit
war ngaa am lii nii ak nii nga war a organiser parce que boobu temps dañuy bañ nga nekk ko ba pare di teg nit loo xam ne yoon waxu ko léegi ba benn moment ñu xaw a libéraliser su ko defee décret boobu ñu jëloon pour wax nan la agence immobilière yi war a doxee décret boobu dellu ginnaaw parce que courtier yeeg agence yëpp su dee par exemple yow da ngaa yore sa kër bu ko loué nga ñëw laaj courtier bi la war a dimbalee ne la non fii mun nga cee am 200 000 waxu la ne da ngaa war a dem def surface corrigée moom moo lay fixé le prix moom tegu la ci yoon daf laa teggiloo yoon te xaj na yoo xamoo ci dara donc yooyu dafa bari na lool ñoo xam ne ñi leen induire en erreur mooy ñi leen waroon a conseiller parce que ñoom ci seen bopp xamuñu li yoon wax mais foofu ndax du jot ministre du commerce tamit dugg ci voilà engagé wu foofu nag la liggéeyam war a tàmbalee léegi nag texte boobu actuellement jaadu na un mois caution un mois loyer un mois commission ndax yooyu tamit jaadu na ci xamee ne nit ñi seen doole demeewul noonu waaw yoon dafa wax ne ki nga xam ne mooy borom kër gi amul droit laajte lu ëpp ñaari weer caution ñaari weer caution waaw mun na laaj ñaari weer mun na laaj benn weer comme mun na bañ a laaj caution mais daal mu romb ñaari weer mais dafa nekk ne yoon dafa wax ne loyer da nga koy fay avant nga koy tëdd bu fekkee da ngaa war a fay loyer avant ngay tëdd suñ la balaa ngaa dem ci kër gi war ngaa fay mois boobu donc muy benn mois su la borom kër gi laajee li nga xam ne yoon may na ko muy 2 mois de caution rek dafay nekk 3 mois léegi nag su fekkee yow da ngaa jaar ci benn courtier wala benn agence immobilière bi danaan man danga may fay sama prestation souvent li ñuy laaj mooy 1 mois de loyer mais 1 mois boobu tam ndax ëppul fekkee ni kër goo xam ne c'est 200 000 francs voilà ndax ku nekk xam na ni appartement yi léegi même studio sax c'est à partir de 100 000 jëm kaw exact voilà nga bëgg a fay déjà commission léegi nag commission boobu dañ ko calculer sur le plan annuel maanaam su fekkee ne fay nga 1 mois de commission dafa mel ni fay nga 1/12 du prix du loyer ndax mois bi 12 mois la léegi nag 12 mois yooyu soo ko calculer ci kuy fay 100 000 mu nekk 1 200 000 mooy chiffre d'affaires bi nga xam ne moom la agence immobilière bi indil borom kër gi ñu ne nag kon 1/12 maanaam à peu près 120 000 waaw déedéet 1/12 maanaam 1/12 d'accord 1/12 mu nekk 100 000 kon mooy 100 000 bi nga xam ne moom mooy li nga xam ne moom nga koy jox comme commission mais ñun jàpp nañ ne loolu lu bari la léegi nag moo tax si proposition yi nga xam ne moom lañ nekk di xool ni ñu koy mettre en œuvre dañ bëgg a xoolaat quand même li nga xam ne moom mooy prix boobu pour xool nu mu gën a yenoo maanaa parce que bu fekkee ne koo xam ne courtier simple la moom deful benn activité ci affaire bi agence immobilière sax xaj na amul benn fisc bu muy fay amul dara amul benn engagement waaw agence immobilière sax xaj na am na loo xam ne war na ko def mais ñu ci bari sax duñu ko def c'est parce que agence immobilière yi à part gérer bi muy gérer affaire yi war na am suivi boo xam ne s'il y a des problèmes locataire bi mën koo saisir mu ñëw intervenir et cetera donc liggéey la buy continuer donc kooku war na am dara ki nga xam ne aussi courtier la war na am dara mais lan ñaata la ñu war a am loolu il faut ñu gëstu ko xool lan moo jaadu te du lor consommateur bi te du nekk loo xam ne lu suñu xoolee Dakar tey jii ñaata kër est-ce que dëggantaan statisticiens yi gëstu nañ loolu waaw ba xam ni kat kër yi nekk en location nangam la ndax fi mu toll ni vraiment nombre bi ñii dañ ci am werante waaw mais est-ce que yow mi ci nekk mën nga ñëw xayma léegi dafa am benn agence bu tudd agence nationale de la statistique et de la démographie mooy agence bi dugg këroo kër di natt nit ñi ñaata lañ mooy wax recensement population ñaata sénégalais ñoo fi dëkk agence boobu defoon na benn étude ba mu defee étude bi bu mujjee génne woon dafa waxoon ne 381 000 logements ñoo am Dakar 381 000 logements léegi nag 381 000 logements yooyu am na 196 400 logements en location
nationale de la statistique kenn du werante ay chiffres ndax ñoo xam ne la dañoo waat ñoom ñooy calculer nombre de personnes yi ci gaar liggéey bu sell bu leer bu wóor moment biñ koy def loolu moo amoon léegi nag dafa am évolution ak léegi yàggu fi boobu yàgg wala moom laay expliquer ma ne moment boobu ak léegi nag day am évolution ndax diggante boobu ak léegi ñu bari tabax nañ parce que étude bi biñ ko defee ba pare ba génnee ko ba publier ko ak léegi am na ab diir donc war nañ ko xaymawaat waaye ñoom lu ñu wax loolu la ndax ñu waat lañ ñoom dañuy wax loo xam ne parfois sax gouvernement bi d'accordu ci waaye ñoom lañ wax moom moo am comprendre 301 000 logements ci population boo xam ne 381 000 logements ci moment bi ñuy def waaw mais même bu nekkoon 411 000 sax peut-être wala 500 000 logements peut-être xel mën na ci jiixi jaaxa tuuti ci ndax est-ce que mot na loolu boo xoolee ni Sénégal yi fi mu toll lii dund Dakar rek presque mi ngi bëgg a ëpp 4 millions non li may wax mooy Dakar laay wax Dakar la ñuy wax kay non Dakar laay wax xam nga salon de coiffure et cetera lañ recensé physiquement ci yoon yi nga xam ne yëpp amoon na ay tur zone Thiaroye moo ci bokkul parce que waa war na yàgg waaw parce que je pense que étude bi mi génnoon 2008 et 2008 ak léegi tamit nag forte évolution mais même forte évolution même boo jëloon 10% d'augmentation même te ça c'est peu probable même bu ñu jëloon kon loolu moom mooy wane ni fi mu toll nii ni prix yi yéege mënta ñàkk parce que bomba tellement ci ban côté ndax fi mu toll nii bu ñu xoolee ni ba léegi ni nit ci d'accord guñu pour tuxu fa ndax li ñuy pareegul pour combien de temps tamit waaw mais pareegul mais avancé nañ bu baax a baax parce que actuellement ñu ngi commencé yóbbu ministères yi et cetera kuy liggéey benn ministère bu nekk jam ñaajo boo amee kër wati bu soriwul sa liggéeyukaay dootoo ñëw Dakar noonu la di su fekkee activités yi fañ koy defee dañ ko décharger mu dem ci zone yooyu bu ko defee yow da ngay préférer louer fu jege foofu wala dëkk fu jege foofu loolu mooy kii bi maanaam il faut que li nga xam ne moom la nit ñi daan ut si biir bi ñu yóbbu ko jam ñaajo yi tamit donc loolu bu amee rek marché yi am jam ñaajo liggéeyukaay yi am jam ñaajo administration am jam ñaajo mais ñu bari dañuy toog jam ñaajo donc actuellement ñu bari ñi ñëw biir Dakar parce que liggéey moo leen fi indi wala jënd wala yu mel noonu wala ay activité
ñeneen ñoo xam ne proposition yi defal mooy logement social day nekk lu accessible pour ñëpp. waaw kon logement social daal ñu créé logement sociaux yu bëri comme ça nit ñi bon mënuñ tabaxal pour ñëpp mënuñu am kàr là c'est impossible partout dans le monde c'est pareil mais comme lu ma waxoon sànq gouvernement mu ngi tabax ay logements sociaux su jëlee engagement bu defar lu gën a lu bëri dina wàññeeku parce que ñu bëri dañu mën a bénéficier 100 000 logements. Le chiffre n'est pas petit mais ce sera hors de Dakar, hors de la ville certainement dans les zones peut-être vers Rufisque ou autre day gën a faciliter yenn yi day jàppale ñu bëri 100 000 c'est pas petit. tuuti wut ne su fekkee ni si Momar xëy na yéen ngeen jàppale ñu trouver une solution parce que fi mu toll jafe-jafe ku nekk xam na ni métti na xeex yi ci biir quartier yi tamit démb ñu ngi waxtaan ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di fédération des consommateurs ñoom tamit wax jooju lañ wax mooy léegi nañu boole li nga xam ne moo di délégué de quartier ci xeex bi ndax ñoom yi nga xam ne ñu may délivrer attestation yeeg yenn yi ñu mën a xam quartier bu ne ñaata kër moom moo fa nekk waaye ñi fa dëkk naka la ñuy dëkkee ba nga xam ne contentieux du fa am ndax quartier chef de quartier mën nañ cee bokk mun te ñàkk te chef de quartier mënul régler contentieux ndax chef de quartier du xam sewi ni li nga xam ne moom mooy loi yi ndax loi yi depuis 1977 loi yi bëri li chef de quartier mën mooy en charge loolu mooy solution bi je pense. mais jël leen en charge ci nu mu gën a gaawee. balaa mu gën a gaawee c'est-à-dire jël leen xool fu ñu leen mën a dugal feneen ñu génn fa parce que y a la sécurité d'abord parce que soo nekkee ci kër nga gis ne mu ngi yàqu carrément daal bi mën na xëy un bon matin daanu. xam nga set loolu yëpp warul donc la solution mooy le plus rapidement possible borom kii bi le bailleur war a wax entrepreneur bi lu mu tabax baaxul. donc ñoom ñaar il faut ñu trouver solution que ñu fa nekk locataires yi ñu génn le plus rapidement possible. xool fu ñu leen dugal li tax ma laaj loolu mooy parce que nit a ngi seetaan xëy na daal ne compte kat li muy def foog ma dem seeti ndax mën naa dem yóbbu sama titre foncier mu tabaxal ma te du ma ci génne dërëm lu dul 30%. mais diir bi muy fay peut-être da ngeen ko étaler pour 15 ans après 15 ans jot nga sa xaalis. moom mu dëkk ci kër gi. jàpp ne xelam dal na mu commencé gis des fissures commencé gis bâtiment bi affaissé wu ci kawam. foofu ban garantie lay am loo xam ne bu diire bi jeexee. moom dina ko wóor ni dina mën a dëkkaat pendant 20 ans 25 ans yoo xam ne du am problème. ça tout le temps su ñu def contrat bi dañ ci def délai yi dañ ci def garantie bi mën nañu garantie bâtiment par exemple dans 30 ans 40 ans. ku lu ci mënta yàqu après ñun nous serons responsables ñun ñooy ñëw defaraat ko. mais est-ce que banques yi ngeen liggéey nañ nangu loolu. ça banques yi ñun su ñu defar tout le temps devis bâtiment bi dañ ko ci sóoraale lépp à la fois ba ñu conclure lépp tout. xamante ci montant boobu noonu même d'ici 30 ans lu ak xew ci bâtiment bi un problème quel que soit le problème mën nañ ñëw réparer ko. même suñu jël suñu propre xaalis tamit dugal si pas de souci. mais dañ koy garantir na. moo tax dañuy def liggéey bi ba mu baax de telle sorte que duñ ci am problème yooyu. lan ngay tàggatoo téléspectateurs yi lay seetaan. maa leen di nuyu rek di leen sant wax leen tamit comme système baa ngi fii nii ku ñu bëgg a seet si ak ku ñu bëgg a jokk ak man. mën na la woo directement. ah bon damay bokk léegi ci agence bi. après nga jox leen sama numéro nga jox leen sama numéro comme am nga xam. waaw kon baax na loolu moom. kon léegi fi mu toll nii actionnaire laa foofu quoi. ah moment je suis recruté. d'accord incha allah loolu dara donc booba ñu kontaan bu baax a wax waaye li ci des tamit moom moo di Momar. tey solution bi nga xam ne si ni moom moo mën a génnee nit ñi ci jafe-jafe yu ñu nekk lan la mën a nekk ba nga xam ne si tey jii kat dañu naan liñ fi waxee yëpp njëriñ la mooy juboo am na diggante bailleurs yi ak locataires yi waaye agence immobilière yi ñoom tamit ñu dawal yërmande ba nga xam ne si ni problème dootul am. état bi gouverner ñëpp yor lépp nga xam ne si ni moo tiim lépp mu ne kat lii ma yëkkati woon kat am na lu ci baax am na lu ci bon damay jël ay mesures pour que lii yëpp ma mën koo fay jëlee indi ay solutions définitives. waaw jàpp naa ne loi bi moom lu baax la. ay loi bi gars yi kaas nañ ko de Momar yaa ngi koy baaxal rek te fekk nit ñi ñoom. gisewuñ ko noonu. nga doon fay 100 000 ñu ne 71 000 ngay fay. waaw ñu doon fay ñooñu dàq nañ leen indi ñeneen ñu bees. lu tax ñu dàq la xanaa fayuñ. ah oh gars yi dañuy. waaw déet tamit quand même doo dëkkee ci kër jàmbur tamit soo ko fayulee am na droit dàq la. wax dëgg yàlla. nit ki nag boo koy défendre da nga koy défendre ci dëgg. waaw man sama bàyyi loolu la ma doon wax sooy atte sa mbokk atte ko ci dëgg. locataire nga yaa ngi ci kër. dëkk ci kër jàmbur. fayoo ko am na droit dàq la. mais ci yoon la koy jaarale maanaam day dem juge bee koy prononcé. huissier sax mënu laa génnee juge moo la mën a génne. mais bu la juge génnee
huissier bi day ñëw ne la juge moo wax nga génn. kon kay soo génnee ba pare nag parce que yaa fayul nga dem feneen ñu laaj la benn prix nga ne prix bi dafa cher duggal soo duggee nga contacter ñu nga contester prix bi. mais est-ce que mënoo bañ nga signaler ko dem wuti feneen. waaw moom lay wax maanaam bu fekkee da nga ne fépp foo dem dafa cher. exemple boobu laa joxe. solution amul. waaw nga gis ne yëpp a cher mais nga dem dugg benn boo duggee ba pare rek boo duggee ba nga xam ne dugg nga rek nga contacter ñu nga ne da ngay contester prix loyer. yoon may na la ko su lay laaj 150 000 bu ñu demee def expertise gis ne 100 000 nga war a fay 100 000 ngay fay. mais waaw yoon may la loolu yëpp nga toog croiser les bras naan non loi bi baaxul amul suivi nangam non attendez ñun dañoo sonn pour loi bi génn lu ne lañ ci daj façon étude bu ne def nañ ko. coono bu nekk lañ def pour Sénégalais yi nekk dans de meilleures conditions. et pourtant nit ñi bëgguñu leen attribuer ndam li nee nañ moom moo leen ko du yéen a ko liggéey du yéen a ko xeex état bi moo ci def alors que am na ñu nekk ci ginnaaw. moo wax la dara. man ci sama bopp maa wax président Macky Sall nañ wàññi location bi. mënuma ci naka ma ne ko nii mu def commission 5 personnes. commission 5 personnes yooyu maa nekkoon rapporteur bi. maa nekkoon porte parole bi. comprendre bi may wax ak président Macky Sall 30% lañ ko wax ne moom lañ bëgg ñu wàññi location bi. moo tax affaire bi dem 29% ci ndax calcul yi ni mu duggee. ñëpp ne décision politique la. mais bien sûr parce que politique la ki koy jël politicien la décision politique lay jël. mais pour askan wi la ndax askan wi ñoom ñoo toog gis ne 34% lañ jàpp ne war nañ ñu ko mun a wàññi location ñu wàññi la 30%. nga doon fay 100 000 ñu tëb rek ne may nañ la 29 000 chaque mois rek am na 29 000 yu ñu la may. ngeen ne loolu baaxul. non quand même Sénégal yi nag quand même nañ respecté nit ñi quand même. ñun duñ sonn non attendez parce que moi je parle sérieusement duñ sonn lu ne ñu daj ko. déggoo li ma la wax man am naa kër defuma ko pour man. yaa nga ni wax la dañ ko def parce que gis nañ ne nit ñi sonn nañ benn personne boo xam war nañ leen a dimbale. ñu naan lan loolu la ñu loi bi lan. loi bi am na man am na ñoo xam ne nee nañ ma chaque mois bu may fay location dañ lay ñaanal. parce que génnee guñ leen te fañ dëkk baax. mais parce que ñu ngi fay. parce que ñu ngi fay normal du question kii du question. génne mais bailleurs yi ñoom dañoo jógoon attaqué carrément. lu bailleur bu la génn bugg a génne bañal ñoo defoon ay prêt. te état faylu leen. non attends ma wax la dara ki nga xam ne mooy commerçant. bi dem jëndi ceebam Thaïlande ci ay frais mag yëpp ñëw fay douane fay yëpp ñëw taxaw mais état danaan ko amoo droit jaay ko lu gën a seer li mënul wax ne non ceeb bi ma koy jënd Macky Sall joxuma étude bi nga xam ne moom la agence nationale de la statistique maanaam ñi nga xam ne ñooy dugg ci kër yi këroo kër di compter nit ñi ñoom ñoo ne li nga xam ne moom la njëgu kër yi yokk 44% la maanaam boo bëggee tabax kër diggante yëpp yokk na 44%. maanaam téeméer boo jël ñeent fukk ak ñeent ci yokk. ñu ne waaye prix location yokk na 256%. moo tax ñu ne nañ ko wàññi. ndax 256% mooy ne ëpp na juróom-benn yoon li nga xam ne moom la njëgu kër yi yokk. ndax ci loolu feeñ na tamit. ci service des impôts que nit ñi ngi déclarer seen ay kër que c'est à usage commercial di fay tamit impôts yi nga xam ne moo leen war parce que tamit dañuy liggéey te kuy liggéey am loo fay. waaw mais loolu impôts yi ñoom ñoo war a def seen liggéey képp koo xam ne yaa ngi loué sa kër di ci fay xaalis da ngaa war a fay impôt. loolu la yoon wax dañuy wax ne boo nekkee locataire boo loué kër. da nga ko war a dem déclarer soo ko déclarer dina tax gars yi impôt xam ne kii kër gi daf la ko loué nekkul këram boo xam dafa dëkk rek simple ni du dëgg bu fekkee nag mi ngi liggéey di am xaalis dafa war a contribuer pour le développement du pays loolu lay impôt mais bu ñu kenn wax loi bi c'est une loi boo xam ne mais c'est à saluer bañ ko defee ba léegi képp koo xam ne gis nga kuy jalgati loi bi mu lala dal sa kaw bañal nga ñëw seet si ñu rek c'est aussi simple que ça mi ngi mel ni rek nga ne non way am na benn loi bu aaye sàcc waaye man terewul ñu ngi may sàcc ba léegi. suñ la sàcc da ngay croiser le bras wala da ngay porter plainte. voilà tey jii bu état bi jëloon ay nit. ñuy dugg këroo kër di laaj. ndax yow waa sa local sa bailleur mi ngi. parce que Momar am na kuy seetaan koo xam te naan d'accord ñu ñëw seet si leen mais association la. waaw alors que ñun état la ñuy bëgg a traiter directement. waaw loolu tamit ndax du jaxase kenn. waaw mais bu fekkee état dafa défaillir. état défaillant la. damay wax mu leer. ndax loi yi nga xam ne ñoom ñooy affaire location
depuis 1977 ba léegi du temps de Senghor ba léegi loi yëpp li ñu wax dañ ne ministère des finances moom mooy gérer affaire location. est-ce que bi ñu wàññee location 2014 ba léegi mus ngaa dégg ministre des finances wax ci location. est-ce que mus ngaa dégg ministre du budget wax ci location. est-ce que mus ngaa dégg directeur des impôts et domaines wax ci location. est-ce que mus ngaa dégg cadastre wax ci location. musoo leen dégg ñoom ñëpp kenn wax ci location. te ñoom ñoo ko war a appliquer. jafe-jafe day am foofu déjà. looloo tax ñun ASCOSEN ñu taxaw di jàmmarloo gars yi jàppale askan wi. parce que sinon seetaan lay doon rek affaire bi nekk kii. mu nekk pëccëxoo. mu nekk pëccëxoo. bu boobaa locataire bi su amee problème moom mooy dem boppam tribunal directement. ak jafe-jafe yi ci nekk yëpp. parce que mun na bañ a xam naka la. ñun nag looloo tax. kenn fayu ñu dara ñu xëy suba midi ngoon di jàppale askan wi loolu rek la du leneen. kenn fayu leen dara gañewu leen dara ci clients yi dara ci bailleurs yi ni ci kenn absolument rien. mais kon naka la seen association bi di demee tamit pour mën a protéger les consommateurs rawatina les problèmes yi nga xam ne am na ci wàllu location. ñun ñi ci nekk ñooy génnee suñu xaalis di défendre consommateurs yi. kon Momar bari nga xaalis ko ndax lii problème lépp ku ko nar a dox. mais déggoo li ma la wax. xam nga c'est-à-dire il faut que Sénégalais yi xam ne réew yoo dem boo demee France boo demee États-Unis boo demee Côte d'Ivoire boo demee Bénin boo demee Togo dañuy état yi dañuy financer association consommateur ndax liggéeyu association de consommateur lu état war a liggéey la état moom lañ am charge pour mu défendre consommateur bi ñun amuñ subvention. parce que dañoo lakkale. ndax dañuy wax dëgg te état bëggul loolu. est-ce que comprendre nga wax bi. bind nañ papier yi de ne war nañoo mën a am subvention. presse bi dañ koy subventionné pourtant presse bi ay privé la dañuy liggéey pour def seen poste. comprendre nga wax bi. association yi liggéey pour askan bi financé wuñ leen. ñun ñooy débrouiller suñ bopp. contentieux am na ñu jaaree ko ci ASCOSEN mu àgg tribunal da ngeen a avocat wala. locataire ci boppam mu may wuti avocat am nañ non locataire mooy fay avocat. waaw mais ñun defar nañ ay réponses yoo xam ne même boo jëlul avocat feuille bi ngay ñëw rek jox ko tribunal bi du déglu. selon da ngay porter plainte. ñun defar nañ li avocat war a wax. comprendre am nañ ñoo xam ne dañ lay appuyer bay kii utal la huissier yaay fay huissier nag ñun duñ la ko fayal parce que mënuñ loolu. parce que yéen yoon bi rek ngeen koy da ngeen ko orienté. ñun ñoo lay accompagner waxuma orienté de accompagner su fekkee bu ko jël avocat nga war a ñëw ñu waa ji ne la lii ak lii la laaj ñun defar nañ feuille bi nga xam ne moom la avocat bi war a wax. yow ñëwal ba ci kanam juge bi rek yëkkati feuille bi ne ko lii waa ASCOSEN ñoo ma ko jox ne lii laa tontu. dafa jeex waaye am na koo xam ne dafa insisté trop dañ koy jël rek ñu tàggoog moom parce que régie ñoom ñoo ma koy bëgg a jox allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw soxna si ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm. jërëjëf ñu ngi lay fay bu baax. man la madame Aminata Baro président d'association de consommateurs Modiek. ñu ngi lay fay ndeysaan kontaan nañ bu baax. madame Baro. maa ngi rafetlu débat bi. jërëjëf déglu naa ko bu baax. yow rek la ñuy déglu madame Baro. di gërëm Momar Ndao bu baax. ndax tey bu ñu ñemee mouvement consommateur yàlla ak moom a tax. ndax affaire loyer yi tey comme moom mooy débat bi ci lay àddu. léegi nag affaire location bi ñun xam nañ ni mu demee du début à la fin. tey bu location sur la baisse de loyer bu amee c'est grâce à Momar Ndao moom moo porté combat ba mu jeex te bëri na woon ay galgal te bi loi bi génnee dafa amul ñu def seen liggéey te li mu wax nii association de consommateurs amul subvention man nii di président d'association de consommateurs man bu ma amee problème bu ma tëlee ASCOSEN laa koy référé du ma dem ci état du ma dem ci ministère du commerce. ministère du commerce tamit la même chose te joxuñu ko dara Momar dañ koy woo 1 heure Momar dañ koy woo 4 heures Momar rek bénévolement nag. da nga koy rappel moi mu waat la. joxuma dara. mayuma dara. waaye damay wax mouvement consommateur Sénégal nu mu mittee dafa mitti. da ngay toog fee wàññil nit ceeb nga dimbali ko nga nekk si bureau yi nga def bénévolement parfois administration di la tuutal consommateur poosam wàcc li muy jëndee ceeb wàcc mu toog fële di la xas. d'accord mais bu ñu bëggee mu dimbali la courant ñëw ñu wàññi ko mu toog fee di la xas
te xamula xamoo ko te yow yaa nekk ci suuf politiciens yi mu boo ko fekk du politicien du maire. d'accord mais bu ñu bëggee ñëw ci li nga xam ne si moom moo di sunu laaj bi tey muy jafe-jafe yi nga xam ne si moom la locataires yi am yow lan nga ci mën a dolli. waaw loolu laay wax loolu moo tax damay joxe exemple rek comme ça ñu xam location bi tamit noonu la demee. location yow tegal nañ la loi mais nit mënu la toggal ba pare yeyal la wanal la. mënoo nekk. dëgg la mais yow boo nekkee ci problème mais demal ci yoon. wala nga xool l'autorité compétente wala nga dem ci association de consommateur. waaye nga toog fur rek dox lu la nga ne waaye wàccul mais am na ñu koy bu doon indemnité kenn yëgu ko ñu mën a wax. dëgg la parfois ñun ñoo ko may huissiers yi ak promoteurs yi pourquoi. ndeysaan macha allah jërëjëf soxna si xam nañ ni waxtu wi jot na daf ñu dab moo tax rek ñu jël la pour jël say seede waaye gërëm nañ la bu baax a baax gërëm ñi nga xam ñoo nekk ci téléphone bi yëpp. il faut que nit ñi xam ne. ku dem ba créer association consommateur da ngay dugg ci coono bu rëy ndax ña ngay xeexal ñoo lay ŋàññi. fan yi moom jot nga ci sa wàll ci réseaux sociaux yi vraiment man benn instant foogoon naa ni balaa ñuy egsi ci émission bi di nga démissionné. non man moom xaaroon naa ni tey booy ñëw rek ma naan démissionné naa parce que liggéey bi daan métti. bu doon loolu la ma démissionné bu yàgg man bu ma démissionné déedéet man damay xeex ba jeex dafa naan am cooki pexe. waaye Momar sa tontu bi saf na. mais parce que en fait. sa tontu bi ëpp nga xam ne. da nga tontu boo xam ni. ouais mais looloo li am xam nga bu fekkee ay politiciens dañoo taxaw fële làqatu ci ay gannaaw clavier créer ay comptes yu bari di seet ku ñuy attaqué ku ñu xam nga man lu tax ñu may attaqué. ñaari yëf la benn bi dañoo wax ci ay affaire u Sénac. ne Sénac dégage. ma joxe tontu Sénégalais yi xam liy dëgg gi kenn dégluwu leen. ñu ne. Auchan dégage ma joxe tontu. Sénégalais yi dégluwuñu leen ñëpp Auchan la ñuy dem di jëndi yee. ñu ne pétrole bi ma wax ci pétrole bi kenn mobilisé tul mënutuñoo mobiliser kenn. mais boo nee kenn mobilisé tul xëy na loolu du débat bi ndax waa Pastef ngay bëgg a waxal loolu moom. man ñoom laay wax li am laay waxal ñoom laay waxal man. sama Ousmane Sonko ngay waxal. parce que ay nitam ñoo nekk di ma attaqué. ma am ci ay preuve génne statistiques yeeg yëpp wane ko teg. ak ay nitu waa Guy Marius Sagna frappe franc de gaz man li may wax nëbbu ma ko. man damay dem ba jeex man amul lu ma ragal. ku dul yàlla. loolu dañ koy yaatal fële ci. donc kon vraiment loolu mooy la situation xam naa ni bu gars yi noppee incha allah dinañ la woo ci loolu amul dara lu ma mën a xoqatal. bu soobee yàlla jërëjëf Momar Ndao jërëjëf Mamadou Konté jërë ngeen jëf yéen téléspectateurs yi lii rek lañ leen indiloon nag bëgg ci ay indi woon ay leeral jëmee ko ci wàllu calvaire bi nga xam ne seen locataires yi ñu ngi koy am waaye tamit ci beneen wàll feeñ na ni bailleurs yi tamit kenn demul ñu des agence immobilière yi ñoom tamit dekati coono bi fépp la état moom la ñuy delloo lépp di ñaan mu wut ci ay solution yu gën a gaaw pour dindil askan bi jafe-jafe yi nga xam ne ñi ngi koy dund su fekkee am na ci su fekkee ni tamit li ñuy dund ñii la war a demee ñi ngi ñaan ñu communiquer pour que mu gën a leer waaye ak lu mu ci mën doon nit ñi jàpp nañ ni location cher na trop métti na jafe-jafe yu bari na waaye lu mu ci mën doon ñun waxtaan rek lañ ko indee woon bu ko defee kenn ku ci nekk tànn ci li nga xam si moom moo ci xelam xalaatam ak it doxalin bi nga xam si moom lay jaar ba mucc ñu sant leen gërëm leen jaajëfee leen joxe leen di daje incha allah ëllëg ak jàmm ci beneen thème ak yeneen invité jërë ngeen jëf merci